donc su Mboro amee doom bu mel nii dañ ko war a jàppale taxawu ko ci lu mu bëgg ak ci lu mu bëggul parce que Mboro dafa manqué ñaari jeunes yi Mboro jeunes yi bëri na fi trop mais c'est très rare ngeen di gis ku ñëw jàppale sport Mboro pour mu jëm ci kanam. vraiment waa ASC Médina Gounass seen taxawaay rafet na parce que su ngeen xalaatee lu mel nii pour boolewaat jeunesse bi xamal leen ne koñ bi nekkuñu fi rek pour ay xuloo nekkuñu fi rek pour ay coow ngeen ànd ceeg président Amdi ngeen booloo bokk ndey bokk baay xalaat lii organiser ko ci quartier bi vraiment du ma def lu encourager ci loolu. ki ngeen xamante ni moom ngeen parrainé bés bi muy monsieur le maire comme ni ma koy waxee politicien la te dëkk bi moo ko yitteel te doomu dëkk bi la moom rek lañ fi investir candidat ci départemental kon donc gars yi ma leen di gën di woo pour ngeen ñëw ñu jàppale ko pousser ko yóbbu ko député l'Assemblée su boobaa stade Mboro bi nii mu mel nii dinañ ko saafara ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc tey dañu nekk ci final boo xam ne final bu am solo la vraiment ngeen gis jeunesse bi sont venus la jeunesse est venue en masse donc xale yi namoon nañu football te initiative yu mel nii dañ koy soxla comme vous le savez 2 ans yi passé dañu nekk ci contexte Covid-19 où les navétanes n'ont pas été organisés sur l'ensemble du territoire national donc mais néanmoins quand même ay initiateurs yu fi nekk di organiser ay tournois éventuellement pour occuper la jeunesse donc ñu leen di féliciter ci initiative boobu di leen ñaanal yàlla également di xam ne tournois yi aussi dafay préparer les navétanes comme ni ñu ko xamee ren navétane yi dañu koy amal incha allah rabi donc ça permettra aux équipes des zones et ASC de pouvoir préparer leur navétane. En tout cas di féliciter public bi on a vu la jeunesse est venue massivement si vous voyez sur les tribunes la jeunesse est très bien représentée donc la jeunesse c'est l'avenir du pays donc lépp lu ñuy def rek c'est au profit de la jeunesse. bon ñuy féliciter en tout cas arbitre yi gis nañ fi ñoom Gourou gis nañ fi les SA gis nañ leen fi gis nañ fi encore le mouvement associatif qui est encore là donc vraiment duñu ci sori le monsieur le parrain donc di la sant la gërëm aussi di ñaan édition yi di ñëw aussi mu gën a en fait gën a organiser wu gën a riche ñu organiser aussi tous les partisans du football parce que dañu nekk ci zone Mboro boo xam ne on a au moins 2 à 3 ligues. On a la ligue régionale, on a la ligue amateur, on a les navétanes. Donc c'est une zone très représentée sur l'ensemble du territoire national. Zone de Mboro nga fi gis mu am 25 ASC. Donc on a vu cette année-ci un jeune comme Assane Diatta qui est en train de faire de belles choses au niveau de la ligue professionnelle. Donc c'est un grenier de l'école de football. Donc aussi du ñu fàtte école de football yi fi nekk aussi parce que sachez que école de football yi ñooy préparer joueurs yi au niveau navétane donc bu navétane pare jox ligue amateur ligue professionnelle et cetera et cetera. dañu nekk di wax ci turu président ASC Médina Gounass donc te liñ ciy wax mënul weesu lu dul ay remerciements yi nga xamante ne dañ koy jëmale suñu parrain bi parce que li may faral di wax rek woote ñu wuy ci la yombul donc soo ko defee am nga cër bu rëy. xëy na nag ki ko def moom moo la ëpp cër parce que moom mi déplacé wu malgré Mboro li muy yaatu yëpp ñu xalaat la ñëw ba ci yow aussi di la ñaanal yow it li nga xamante ni moom nga jëm yàlla defal la ci ndam ak sutura vraiment kontaan nañ trop xamuñu sax lu ñuy wax parce que lii dafa neex trop mënoon nga ni lii kat ay yëfu xale la wala yëf yi ay seela ay genre mais defoo ko gis nan da nga teew yamoo ci teew rek da nga teewaaleel vraiment loolu ñuy kontaan bu baax a baax. mais nit bu la defee teraanga laaj na nga ñëw toog fii remercier ko ci kanamam mbooloo mi yëpp Mamadou Talla dañoo yàgg nekk ak moom biir Mboro ñu xam ko ci ndaw loo xam ni dafa yàgg dund ci wàllu développement lu jëm ci wàllu social aussi da see yàgg ñu nekk ak moom fii c'est tout le temps ñuy fréquenter ak moom fii ñu xamee ko benn jikko depuis ñu ko ba xamee ba tey benn kanam lañ ko xamee foo kaf ree ñoo ngi ni ay ndaw képp lañ te ñu dañoo gëm ku gëm boppam te li nga def nii ndaw lu gëm sa bopp nga parce que mënoon ngaa nekk ci yeneen
mais defoo ko da ngaa ñëw taxaw ni man sama dëkk moo ma ñor damaa ñëw taxaw uniquement pour xeex sama dëkk te tànk yooyu nga taxawoo. politique du koy def ku ne da nga faa ñëw pour am xaalis wala nga am dara gëm-gëm la rek boo gëmee sa bopp li nga bëgg rek ñun ñëpp jaar nañ si politique ñun ba jëlee politique yàgg na jibiyaat lañ jëla àndal mu yàgg kon bu ñu ba tey di gis ndaw loo xam ne taxaw na uniquement pour dëkkam ñor ko réewam ñor ko mu taxaw ni man damaa pare pour dem xeexali sama waa dëkk xeexali sama waa département kon kooku bu ko taxawee dañuy taxaw di ko gërëm bu baax di ko gën a encouragé fi mu teg tànkam mu gën koo yokk ni xam ne politique amul ragal boo gëmee li nga gëm rek li nga bëgg da nga koy am di wax daal ASC Médina Gounass kontaan nañ trop parce que lii dafa jafe ñu parrainé la tournoi nga ñëw indi teraanga ju toll nii ñun yàgg nañ si moment nawetaan dañuy toog table ji fii nii ñun jël nañ fi ko exemple la jox ñun jël nañ fii finalu cadet fii nii finalu cadet de jël nañ ko fii zone Mboro fii nii gisuñu coupe benn gisuñu ballon ñaar gisuñu maillot enveloppe 75 000 la ñu jox fii nii kon tey bu ñu indilee 2 jeux de maillot ballon yi coupe meilleur buteur yëpp ñu def ko lii lu jafe la di la ñaanal yàlla li ngay yóbbu yàlla suñu borom jàppale ba fa nga bëgg a àgg nga àgg fa. ñu ñëw fi tey ànd ak kontaante ak mbégte ci final bu rëy lii nga xamante ni dañu ko parrainé Siré Talla di candidat coalition naataange askan wi bu Cheikh Alassane Sène bi nga xamante ni moo nekk ci bopp bi. fi mu ñëw dafa ñëw ci këram fi la ñibbisi ndax am naa yaakaar ni ñun ñi nekk Tivaouane nekk ak moom di liggéey ñaari fan ñett yu ne bu nekkul Ndakaaru mi ngi Mboro gi kon dafa ñibbisiwaat ci këram ñibbisiwaat ci fameem waa këram fi mu bokk ñoo jëlaat parrain joxaat ko lii ci la bokk waaye itam xeebul bés bi benn yoon xëy na tey duñu ñëwee ci cadre politique ndax ku ne xam na ni dañu nekkagul ci campagne te boo dëkkee ci dëkk di xeex injustice da ngay bañ di jalgati yoon kon moo taxit lépp loo xamante ni lu teguwul ci yoon la duñu ko def waaye sañ nañoo ñaan autorité yi ñu bokkal réew mi Mboro war naa mën a romb fii ci département bi lañ dëkk Tivaouane commune lañ dëkk waaye ku ñëw commune Mboro ak li fi ruuse ci ressources yépp commune Mboro waroon naa bokk ci commune yi nga xamante ni mooy ëpp doole ci département de Tivaouane mbégte la waaye gàcce la ci autorité yu nekk Mboro ñu dugg ci Mboro fekk stade Mboro tollu fii nga xam ni fu ma juumul maa ngi géej ci stade bi ñu fi doon teeru Macky Sall si je me trompe pas wala kenn ci leader yi boobu maa ngi àndaloon ak Dekkal Cosaan bu Mboro muy troupe théâtre bi fi nekkoon tey bu ñu ñëwaatee fekkat fii Mboro ñu ngi ñaan suñu autorité yi nekk ci suñu département yi nañuy bàyyi xel suñu commune yi waaye nag la ma waxoon ca wax ba mooy réew mi ñu toll ku falu yaag say mbokk ku ñu dénk nga bañ a delloo ku ñu séddaleloo nga jox ñala neex te am réew kenn du ko yore noonu kon bu fekkente ni ñi jige autorité yi yàlla nañu dégg sunu kàddu yi ba bu ñu fiy ñëwaat ñu naan stade bi Sénégal wala recevoir ci Jeux olympiques yi ñu jëm stade du Mboro ci la bokk loolu nag li koy wane mooy suñuy autorité rek ñoo ko mën a defar mbali lillahi wa rasuli benn xëyu Mboro wala benn xëyu usine bi wala benn ci wagon yi ci liy nekk ci biiram xajul ci stade bi ëpp na ci kon nag chaque fois bu ñuy ñëw ci département bi usines yi di ci jël lu bari di ko jële fii di ko yóbbu ay dëkki dëkk di ca jële ay milliards war na feeñ ci dëkk bi muy jóge ndax ñun ku ñu xool tey
xam ni ñun ñi dëkk Mboro li ko wër ku fiy dund téeméeri at bareetul ndax produits chimiques yi ñuy dëkk di ko utiliser di ko noyyi kon nag loolu ñu ngi ñaan monsieur le président Adama Siré Lamine Talla yal na la yàlla defal li nga bëgg ak ñi la fal waaye itam bu la ko yàlla defalee ba yàlla yóbbu la ëllëg ca péncum ndaw réew ma na nga bàyyi xel commune Mboro bàyyi leen xel bu baax ci bañ a yor jikkoy politicien signaler gauche jàdd droite wala wax lii askan wi pare dem nekk ci leneen kon nag Mboro gi fi nga cosaanoo fay nga fi oto 100 francs dem géej doxe nga fi quartier ba quartier xam nga situation bi Mboro ne ëllëg bu la yàlla mayee li nga bëgg na ci Mboro bokk ci ñi ciy gis seen bopp. wax ba pare te duñu remercier presse bi nga xamante ni ñoom la ñu àndal muy presse bi ñu fi fekk si te ñu dëkk ci biir Mboro waaye itam presse bi nga xamante ni mooy Jàmm TV bàyyi ko Tivaouane Essor TV bàyyi ko Tivaouane ak seen naataango yi nekk Tivaouane di leen xaar ak presse bi nekk ci département de Tivaouane yëpp. di leen gën a ñaax nag ne lii du dara ndax su ma bëgg-bëgg raw na lii su ma sañoon li ma bëgg dëgg vraiment ci côté infrastructure li ñuy tooñee yenn saa yi ñu naan Mboro benn tali rek la am kon donc bëgg nañ bu boobaa Mboro dina bëri tali ba nga xamante ni jakarta yi dinañ mën a dem fu ne aussi clando yi dinañ mën a jaar fu ne lii nga xamante ni moom mooy géej gi ñi fa nekk di nga xamante ni ñi ñuy woowee ay mareyeurs dinañ mën a liggéey ci liggéey yu bare maanaam askan wi dinañ ci gis seen bopp jeunesse bi tamit dinañ mën a gis seen bopp ci lu mel ni GCO ak ICS ak centrale charbon yi ak li nga xamante ni moom mooy Tobène Powell vraiment parce que gis nañ ni que li ñuy am ressources yu bare mën nañ ni que Mboro développé wul département Tivaouane tamit développé wul bu baax di ci sàq ci yéen ñaan ngeen dooleel ma jàppale ma ci élection yi ñuy jëm le 31 juillet ngeen mun a wooteel naataange askan wi bu ngeen wootelee naataange askan wi mun naa ne man ngeen wooteel vraiment maa ngi koy sàq ci yéen maa ngi nuyu ñëpp nag surtout presse bi jugee ba Tivaouane ak presse yi nga xamante ni ñoom ñoo jugee ba Mboro ak délégation bu mag bi nga xamante ni ñoom ñoo jugee Mboro ñëw fekk si ma ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jugee Tivaouane vraiment aw ma seen fay ak aussi sunu doyen Seck bi nga xamante ni moom moo nekk président ASC Cité 2000 ak président Amdi bu Ngay ak waa Gounass ak aussi tamit Ngulugu gis naa fi tamit président ASC bu Kër Samba Sougi Cheikh Ka vraiment ñoom Miss ak Abi vraiment gis naa ñëpp ak ñoom Rugi aw ma seen fay vraiment kontaan naa mention spéciale ak Amadou Matar Mbow mën naa ne que moom mooy sama directeur campagne ci coalition naataange askan wi ak professeur Kande Njing bi nga xamante ni moom moo jógee Tivaouane fii ba ñëw ak sunu chauffeur yi ñu àndal ñëpp vraiment kontaan naa trop di leen wax nag ngeen gën ma jàppale ci élection yi ñu jëm si boo gisee ma koy préciser di ko wax mën naa ne que Mboro li muy rëy mën naa ne que candidat yi bariwul boo ma ci dindee rek yaakaar naa ne ñaar moo fi nekk te man wax dëgg yàlla am naa yaakaar ni buñ ma votelee mën naa ne que Mboro dinañ gis seen bopp lu bare